salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen site internet luttetv.com comme ni ngeen koy amee rek chaque samedi JT Lamb ñëwaat na tey ñu dalal ci Tapha Mbeur bu Grand Médine doomu Parcelles tamit mais balaa dara dañuy dem ci sommaire bi te ñëwaat. sommaire bi Mohamed coowu làmb rek moom nañu ñëwaat actualité làmb mooy coow li nga xamante ni mu ngi doon daaw diggante mbëri ak CNG bi boobu ba léegi ministre bi jël na ci décision yi nga xamante ni jël na ko danañ ñëwaat ci mbëri li ñu doon coow Moustapha Gueye di ngeen ko seetaan di ngeen seetaan Khadim Gadiaga di ngeen seetaan Gris Bordeaux leneen loo xamante ne nag bees na instant bi muy Ibamar bi ñu wax ni dootuñu ci tëgg làmb loolu tamit di ngeen ci ñëwaat di ngeen ci déglu Sa Thiès ak Jamaïcain jëloon nañ ko moom tamit am na lu mu ci jotoon wax loolu di ngeen ko seetaan loolu mu mel ni mooy élément yi tey mais balaa dara damay nuyu Tapha Mbeur maa lay nuyu. waaw onze billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi gërëm sama ñaari waajur bu baax di gërëm waa Parcelles 1 ba 26 Grand Médine Nord Foire Cambérène bi ñëpp ñu sekk di nuyu ku ma àndal muy Tafa Faye sama doom day maa ngi siyaar bu baax nag waa Lutte TV mi nga xam ne ñoom laa fekk. Mohamed comme ni ma ko waxee rek coowu làmb li ngañ daan doon wax rek làmb bari na coow waaye bariwul problème xaw ma problème lañ koy tuddee xaw ma coow lañ koy dundee mais nañ dem seetaani Gris Bordeaux seetaan Khadim Gadiaga seetaan Moustapha Gueye ñëwaat ci plateau bi te ñëwaat. Les sanctions sont très lourdes et pénalisent les premiers acteurs de la lutte, les lutteurs. Certes, ces sanctions sont nécessaires, mais elles doivent être humanisées. Le statut de roi des arènes, le cas Eumeu Sène. L'actuelle structure dit ne pas reconnaître le roi des arènes. Cette affirmation n'est pas conforme à la réalité des faits. Car la nouvelle structure à ériger doit tenir compte des faits et de la coutume instituant que le vainqueur du roi est roi. Donc Eumeu Sène est roi des arènes. fépp fu xaalis di yëngatu day bari agitation ku nekk da ciy wax waaye ku ciy wax it da ngay fekk nga am ci droit wax mbër dafa am droit wax ci sanction yi ñu ko daan fu muy dugg ak fu muy jaar c'est le contribuable alalam la ñu teg ko ci loxoy CNG mu téye ko ne ko soo bëree ba pare nangam ak sangam mais boo bëree ba pare nangam ak sangam même nangam ak sangam moom bu amee dafa am lu ñu naan nit ki da nga koy féexal des fois mbër def un combat honorable combat yu xotteeku am na fa ba tey ngeen baal ma ñu jóge fa daj dóor mbëri dóor yoo xamante ne kenn lu xam fa ñu jëm ak moom imagine toi la dëgër bi toog 7 millions et quelques mais 7 millions de francs c'est de l'argent 7 millions 40 000 francs c'est de l'argent considérable gars yi ministre amul 7 millions par mois xanaa mun njabaj mbaa mu njuuj mbaa mu njaaj waaye ministre dong bu tegu ci yoon ñu lay fay sa salaire amoo salaire 7 millions de francs par mois. ñu taxaw ak ministre bi dafa fëgg taale ba ministre bi du xool gauche xool droite parce que lamb famille la mbër ancien mbër rek. koo laal nga ñëpp. parce que àddina loolu moo koy doxal. enseignant yi nii boo laalee benn enseignant bi yëngatu policiers yi ngi koo ci laal kenn ñoom ñëpp dañ lay sot. Tapha Mbeur ñoo ko gisandoo coow làmb seen coow kañ lay jeex yéen waa làmb wala boog ñun waa làmb. dégg nga Gris Bordeaux dégg nga Khadim Gadiaga dégg nga Moustapha Gueye. waaw làmb de ñun yaakaaroon nañ ni heure bii dina fekk coow li jeex mais léegi coow li dafa gën a bari te ñun mbëri ndaw yi yaakaar naa ne ñun suñu tiitaange dafa gën a yokk heure bi waroon na fekk ñun suñu xel dal parce que am nañ arène nationale ak ministre bi li muy waxee ak yëpp mais heure bi ñun toogatuñu taxawatuñ ñun ñi nga xam ne làmb lañ yaakaar parce que ñu ngi dégg ñu ne Ibamar làmb dootu fa am. képp kuy tëggati da ngay dem arène nationale loolu ministre bi laay waxal parce que moom loolu dinañ ci ñëw. waaw mais parce que làmb instant bi nii ñun dañoo tiit daal maanaam mën naa ne. xeex bi sa grand yi di xeex ak sa papa yi ñu doon coow ne Alioune Sarr na fi jóge Alioune Sarr moom la fi ministre bi tegaat ba 2020. waaw ñoom loolu lañ gis quoi parce que ñoom ñëpp ay kilifa lañ ci ñun muy Moustapha Gueye ak ñoom Gris Bordeaux Alioune Sarr ministre bi ñoom ay kilifa lañ parce que ñoom ñoo bokk li ñuy xeex muy wàllum CNG bi.
foofu su ma wax mën na cee bañ a bëri parce que ñoom dañu waxtaan seen biir rek xëy na dinañ déggoo. parce que foofu waxtaan la laaj daal. xeex bi mel ni mosuñu la cee gis lan moo tax dañ la amasul dagg xanaa. non ñun dagg nañ ñu ñun ñëpp dagg nañ ñu mais dafa am loo xam te ni dafa am ñu ko war a gën a lijjanti parce que ñoom ñooy mbëri mag yi parce que association des lutteurs en activité je pense que lutteurs yi ci kaw rek ñoo ci gën a fës mbëri ndaw yi doo gis ñu leen di laaj seen avis wala ñu leen ci woo wala ci bu ñu xewlee dara ñu woo leen ci ñoom laa gis ñooy gën a waxtaan kon damay jàpp ni ñoom ñoo war a waxtaan seen biir rek ba am trouver terrain d'entente. si seen wax li ci gënoon a bari mooy Alioune Sarr na fi jógee wax boobu yow est-ce que àndoon nga ci ak ñoom parce que ñoom nekkul ñoom ñoo fi teg Alioune Sarr ba war ko fi jële. waaw Alioune Sarr je pense que ministre bi moom moo ko fi teg Alioune Sarr na fi jógee man du ma ne Alioune Sarr na fi jógee wala Alioune Sarr na fi toog mais nañ jàppale làmb man loolu laay wax quoi parce que ñi ci kaw am nañ li ñuy am ba pare. ñi si suuf ngeen di sóoraale saa booy def da ngay sóoraale ñi nga xamante ni dañoo yaakaar làmb. Alioune Sarr ak képp ku fi munti toog na bàyyi xel làmb parce que làmb dafa am ay jeunes yu bëri seen waajur di leen xaar te ñoom làmb lañ yaakaar. Alioune Sarr bu fi nekkee bu fi nekkul na bàyyi xel loolu noonu ak képp ku bëgg a yor CNG bi parce que fii lu képp ko Alioune Sarr bi muy njëkk a yor CNG musul woon yor CNG képp ku fi yor CNG dañ lay jàppale rek nit ñi pousse la nga dem fi nga bëgg a dem. moo tax ku ci munti yor CNG. intérêt personnel mi ngi ci mais sóoraaleel tamit ñi sa ginnaaw. wax dëgg. comme ni nga ko waxee sànq Iba Mar Diop wax nañ ni làmb dootu fa am Sa Thiès joxe na ci xalaatam Jamaïcain tamit joxe woon na ci xalaatam nañ dem seetaan loolu te ñëw. ñun Sénégalais yi nañ jàppale làmb te làmb jàppale ñu parce que tamit du dangay jàppale làmb rek làmb la delloo ginnaaw amul sens xam nga am nañu fi ñuy bëree mais tamit stade yi bu fekkente ni bu ndaw bee dañ ne dañ ko baare mu tudd sax Iba Mar la bu ne dañ koy baare damay ragal dina mit trop tamit ci yenn kii combat yi parce que daf bëri sama sago ñu taat ci benn stade bu mel ni Iba Mar ñu sampaat ko fi parce que gis am na combat yu ndaw yoo xamante ni seetaan ko ci stade yooyu dafa neex xam nga Iba Mar fees ak billaahi dafa taaru dafa neex mais nag bu ñu ñemee bañ ne dañ ko annulé dañ fa bëreeti loolu moo wax dëgg yàlla man de dama part man neexuma sport bi nga xamante ni ñoom ñoo fiy dund mi ambool bi ñoo ko moom kenn du leen ko bañal mais tamit bëgg nañu stade bi nga xamante ni mbëri ndaw yi amuñu mënuñu li leen di jox boo leen ko joxee balaa 2 mois day jeex tàkk kon buñ fi nekkee toog di xaar amaguñ dat day métti ci ñoom man ñoom ñoo tax may gën a wax ci loolu ministre des sports bi tam maa ngi koy gërëm ndax ba mu fi ñëwee ba léegi dafa rafet ku dee ak sa bàmmeel mi ngi liggéey nag te mi ngi was akam diggante moom ak ñi sekk sport bi. waaw loolu de la gars yi wax man nag nekkuma fi di bañ wala may weddi di teggi tuuma naan tëgguma ay combat Iba Mar ndax ñëpp xam nañ ne combat yi ma tëgg combat Iba Mar la bi ma koy tëgg Iba Mar moo tax combat yooyu jóg ndax fi laa ñëw fekk suñuy papa suñuy kilifa képp ku yegg ci làmb yenn niveau yi Iba Mar nga jaar kon ñun tamit suñu ñëwee dañuy jàng raam jéem dox ba toll ci daw kon du ma weddi say wax combat Iba Mar laa tëgg. léegi boo leen tëggul Iba Mar jam na mi def. waaw bu ñu tëggul Iba Mar nag jam li muy def mooy li ñëpp di def ku amul yaay di nga nàmp maam ndax tey bu ma waroon a tëgg Iba Mar yàlla ne lii laay am bu ma fa tëggee bu ma tëggee feneen fulut Iba Mar tamit suñu borom li ma jagle loolu laay jël waaye foofu fu ñu jaar ñu def point taxaw seetlu Iba Mar Diop làmb dafa am cër am na loo xam ne nag dañu am ay kilifa ñu ngi ko leen di nuyu bu baax a baax ku ci mel ni Pape Abdou Fall mi nga xam ne moom la promoteur yi jiital xaj na loolu mu ngi ciy dox li mu ci war a dox dina ko régler ak ñoom waaye ñun am nañ suñu xalaat en tant que ndaw en tant que ay jeunes ndax làmb dafa yaatu facteur de développement la comme ni ñu koy waxee Iba Mar sax du juge bi waaye dama bëgg ñu jël ay points yoo xam ne dañ ci waa làmb dañ ci war a xel. ñoo ko gisandoo Tapha Jamaïcain promoteur la di tëgg ay combat waaye combat yi mu tëgg Iba Mar rek la xaj Sa Thiès mbër la bëreetul Iba Mar mais nee na Iba Mar waruñu faa tere làmb parce que Iba Mar bu feesee rek beneen affaire la. tey mbëru Iba Mar nga loolu boo ko déggee doo tiit. waaw damay rafetlu seen kàddu ñoom ñaar ñëpp parce que li ñu wax loolu kenn mënu ko dindi muy Jamaïcain ak bëri na ay promoteur ay Sam production ñu ngi fi xam nga ngéwal gi production Fallou Ndiaye mi ngi fi gis nañ chaque année ni muy def Iba Mar. mën nañ sax ni Iba Mar moo fa teg tànk parce que promoteur la boo xamante ni gars yi gis nañ li muy liggéey boo jëlee man dama jàpp ni ministre Matar Ba. moom laay waxtaanal parce que ñun ay doomam lañ.
mbir boo ci nekkee booy natt bul natt ci ñi ëpp doole da ngay natt ñi ci gën a néew doole parce que bu nee na ñëpp dem arène nationale am ñoo xamante ne mënuñoo dem arène nationale. Iba Mar arène bi mi ngi soog a ñëw dañoo war a boole kook Iba Mar gunge ko ñenn ñi di tëggaale Iba Mar ñenn ñi tëgg làmb yu mag yi di dem arène nationale. muy ànd ba arène nationale am doole. mais boo bëggee ñëw rek ne brusquement arène nationale képp kuy tëggati tëjal nañ la stade yëpp dem leen arène nationale day metti. mais waa handball tamit nee na soxlaatuñ leen foofu noonu. non handball ñoom pare nañ pour xajal ñu parce que yàgg nañoo xajal mbër yi ñuy bëre foofu mais ministre bi moom moo war a moom mi nga xam te ne moo yor décision finale ñu ngi koy ñaan di ko sàkku parce que xëy na moom amul ay mbër waa CNG amuñu ay mbër amuñu ay doomu mbër mais am na ay jeunes yu bëri nekk ay mbër seen waajur yi ñoom la ñuy xaar te promoteurs yi ñëpp xajuñu arène nationale. am na promoteur yoo xamante ni bis buñ bankee seen loxo mbëri ndaw yi dinañ ci gis seen bopp bis buñ bankee seen loxo ñeen mbëri ndaw yi nga xamante ne ñun sama genre gi làmb lañ yaakaar ba amuñu métier bàyyi nañ jàng suñu doole moo ñu war a may xaalis kooku bu yenn promoteurs yi bankee seen loxo fu ñu jëm lu ñuy def il faut ñu conscient ci côté boobu te làmb dafa war a defar surtout arène nationale bi dafa war a yokku. warul wàññi te mi ngi jëm ci yoonu wàññi. làmb musul am ba heure bi décembre di ñuy dugg décembre làmb amul. man dama naan bëre novembre samay morom ak sama yeneen morom tiit lañ def. da ngeen a tiit. dañoo tiit te bu ñu xam xale moom xale la bu jaaxlee mun naa dugg ci leneen lu naka su dul noonu dañuy ñaan Matar Ba moom mi nga xam te ne mooy décision finale bi yow la ñuy waxal ñun ay ndaw lañ yaakaar ci làmb xeex bi du xeexu promoteurs yi kese promoteurs yi amul kenn koo xamante ni làmb mooy sa métier ñoom ñëpp dañoo am yeneen i métier ñëw di tëgg làmb bis bu leen affaire yi naree metti wala mu soof seen côté dañuy banque seen loxo ci làmb ku su ne dem defi li ngay def mais ñun ñi nga xam ay ndaw lañ yaakaar ci làmb ñun ñi nga xam te ni amuñu métier bàyyi nañ jàng muy ay milliers de personnes yoo xam te ni samay morom nekk fi ñooñu bis bu promoteur yi banquee seen loxo lu ñuy defi ji loolu arrangé wul état arrangé wul askan wi arrangé wul kenn suñuy waajur sax arrangé wu leen parce que as tuut bi ñuy am ci làmb ci moom la ñuy yóbbul suñuy waajur Sa Thiès wax na ko am na boo yoo xam te ni li ñu leen di fay balaa ñuy def 1 mois jeex na ngay xaar lan làmb ji jege si pour ñu jàppale la xëy na nag mënoon nañ bàyyi ne promoteurs yi ñoom ñooy tëgg mun nañ dem xeex ko mais lii dafa di xeexu acteurs yëpp. ministre Matar Ba ci sa mandat ñaanuñu yàlla tey ñu ne ay booy yu bëri échec nañ ci mandat am lañ échecgee. dañ koy ñaan rek parce que moom kilifa la Alioune Sarr tamit kilifa la ñi yor làmb yëpp ay kilifa lañ ñun ay ndaw lañ làmb lañ yaakaar mais dañ koy ñaan xam nga ñaan moom boo koy def doo forcer. mais làmb dañ koy ñaan mu fexe boole Iba Mar ak arène nationale ñu gunge ko ndànk ba arène bi am doole. Mouhamed Iba Mar bu fees rek moo dàq ci àdduna Iba Mar moo dàq ci làmb su passé Iba Mar Demba Diop dañ fa amoon foo xamante ne bu ñu fa tëggee làmb mu neex Demba Diop tëj nañ ko tëjal nañ làmb Iba Mar tëjal nañ ko làmb Demba Diop nañ ñu dimbali ñu ñëwaat Iba Mar dafa tëgg comme ñëpp léegi nag dañuy bàyyi waxu Iba Mar bàyyi waxu Demba Diop te wax say wax Tapha Gueye numéro 2 nga mujjee bëre. waaw moom laa mujjee bëre. Mohamed nañ ko seetaan te ñëw. dafa mbër sa waay ci sees la toog nga toog ci sees. waa sant yàlla xëy na dafa tombé rek waaw dafa tombé. nga ne ko da nga koy dóor ba. ba ñuy seetaan dañuy neewi. loolu mooy lan. façon de malfaiteur la rek. xam nga ñun ñooy les malfaiteurs de l'arène dëgg dinaa ko malfait de lu garaaw laa lay wax. nee na bukki leen di tey de bukki lan mooy bukki yow xam nga bukki. bukki waaw bukki bu daje gaynde la rek dafa may abal àll bi maay borom dafa am fu ma teg sama bët am fu ma parcelle di xaar waaw moom daal na taxaw incha allahu rabi loolu laa koy ñaan. loolu nuy waxati ci espagnol mbokk espagnol yëpp a ngi lay bëgg loo leen di wax. waaw di leen wax ni come si llama signore come si llama signorita Tapha Gueye numéro 2 ma lay xamal ni no trabajando dinero jàppale doole kin doole mille pili preste. Tapha Gueye de gauche Tapha Mbeur droite Tapha Mbeur daa wàcc tey de moo yey de daa wàcc de daar la def. min dimanche le 22 Fallou Ndiaye ak doom ja sëñ Mbacke Medina koy jàng waaye Baye Gana Messere def conférence ba Tapha Gueye da daw na jëli Tapha Mbeur tëru ko laa ilaha illallah gis nga de gis nga li ma lay wax xool nga laa ilaha illallah waaw daw na jëli ko mbaa du ko fa bës mu daanu na lii wallaay lii du combat
2 daanu na xoolal 2 Tapha Mbeur daan na ko lii da dut combat. Tapha Mbeur li ma lay laaj yoot. waaw mais yoot la affaire yi naxante la rek dama ne ko dinaa dóor ba ñuy seetaan néew yi pour moom dama koy rey si yàlla affaire lamb naxante la boo gisee bëre daan jàpp ko daan ko kii mag la suma grand la dafa ma may chance waruma ko dóor na ma coup sax mais man jëluma intention dóor ko dina am nappante nag sóob mais lépp ci bëre lay jeexee. Yaas Biram ne dañuy dox seen combat nga daw. boo yooyu amuñu respect mbër soo ko bëggee doo ko laajee nii lu ne mi ngi koy wax soxlawu ma ko dañ ma jox ay champion mu bëre ak ñoom. ñoo ko gisandoo Tapha Mbeur gars yi nee nañ ay mag rek ngay bëreel Tapha Gueye numéro 2 ak kan. non nañ bàyyi wax jooju parce que Tapha Gueye 2 bi ma bëreel bëri naa ak Ama Baldé bëri naa ku ne parce que làmb bëre la rek buñ la fayee pour nga am loo siimee sa cere da ngay jël nga bëre. loolu moo fi nekk quoi man bi may dugg ci làmb néew moon damay ñëw pour ñii wala damaa ñëw pour ñee damaa ñëw ci làmb pour bëre dimbali teral samay waajur xam nga du ma toog promoteur tëgg ma naan ko noo kii nangam la. Tapha Gueye numéro 2 dafa nekk champion bi may bëreek moom ci armée la jógee tout droit dafa daan armée jël bu rëy. duma ko daan ko man ma ñëw daan ko avec la manière. mais ni nga ko daanee xam nga ne Tapha Gueye mi nga daan man ak moom sax mën nañoo bëre ba mi-temps. waaw xëy na ci man la feeñee xëy na nag niveau yi ñoo bokkul bi mu bëreek ñeneen ñi dañoo gis ci moom benn affaire bi man mu bëreek man gisuñu ci moom dara xëy na mbër yi mu doon bëreel ak Tapha Mbeur du benn. mais gars yi ne doo bëri ak say morom gis nañ fi ay xale yoo xamante dañ la doon laaj. xaw ma de ñoom ñi ko wax. booy bawal bi nu mu tudd booy bawal la doon laaj. booy bawal bi ko de man xaw ma ko de comme que ñoom nee nañ du ma bëreek samay morom kon nañ ma bàyyi ma bëreek ñi ma bëreel parce que làmb ji tamit xam nga yooyu moo fi bëri quoi ku ci bëgg a bëreek yow rek dina yàq sa der bi lu nekk te ñun ñoo war a rafetalante waruñu di yàq der. mbër boo bëggee bëreek moom da ngay wax ci moom li nga xam te ne mu tax mu jël la. mais boo ko waxee li tax du la bëggati sax xool nu muy bëreek yow. Sambay bi mu lay démarrer ban combat la bëggoon tëgg. Sam combat yi mu bëggoon tëgg bëri naa mais pour mbër yi mu ci dem seeti dañuy bañ te ñooñu ay xale lañ jeunes yu toll yoo xam te ni dañoo toll seen digg doole. sa combat ak Tapha Boy Bambara fu mu toll. boobu ñu ngi ko demoon dox mais Tapha Boy Bambara. dégg naa ci yow la yàqoo de. non moom moo jubóowul ak promoteur bi dafa fayeeku prix bañ dem ba war ko fay mu jékki-jékki ne non nañ ko yokkalaat loolu mbër mu bëgg a daw rek moo koy def. Tapha Boy Bambara lu muy def ci yow Tapha Boy Bambara sa waay sadik la de. sadik la Tapha Boy Bambara rek. sadik la mais man est-ce que sadik kese muy bëreek man moom sadik la mais waga la naroon bëreel de. moom kay yëpp la boole sadik na waga na. waaw mais moo tax li tax mu jékki-jékki rocceeku. Tapha Boy Bambara yéen ñaar arbitre bu sifflé yow xam nga ne mettre du ko arrière. non bu dawul ma rey ko lu leer laa la wax bu dawul ma jël ba kanam bu dee sadik lay jaay ak xam nga yenn affaires yi non fii la ëppee moom xam na ko sax. Tapha Boy Bambara moo tax mu dem ba ci biir na nañ ma yokkalaat ak ay affaires yu xam te ni yu daanu sareet la. yow yaay xale bëgg a bëri ak moom lan moo tax léegi mënu wàññi sa kase ñu yokkal ko. man déggoo ma jël naa sax ne leen nañ dagg suma kase jox ko mais ku bëgg a daw kenn mënu ci moom dara barki Serigne Touba. mais nag làmb la man nekkuma fi pour moom. xanaa nga foog ne Tapha Boy Bambara képp kil la. non man nekkuma fi pour képp wala pour kil bëre moo ma tax a dugg ci làmb man déggoo ma moom su dul moom di keneen de moom bu bëriwul ak man rek ma bëre keneen. keneen ki nga bëggoon a bëreel tamit ma wax la ko Naaru Sokaas bëggoon ngaa bëre ak moom. Naaru Sokaas dox na kooku tamit grand frère la. non mais làmb xam nga yéen tamit am na benn côté boo xam ne ni communication bi day xaw a metti quoi dafa Naaru Sokaas mag la te Naaru Sokaas bëre caat. caat mag la Naaru Sokaas daan Lac Rose daan caat bu Boy Bambara daan Yanda instant bii moog double moteur taxaw na. kon maanaam xam nga làmb tamit ndeysaan des fois doo comprendre mais man maa ngi fi wax dëgg yàlla maa ngi entraîné ànd ak waa Parcelles ànd ak ñi nga xam ne ñoom laay maanaam àndal ci làmb ñu ngi may encadré adversaire bu ñu ne ma man Tapha Mbeur dañu fàtte ni man ci ginnaaw laa ne dañu naan Tapha Mbeur yaag diw gars yi ne ma demal ma dem bëre ji. Laay Gothé tamit dégg naa leen yéen ñaar ngeen di wax téléphone. xam nga wax naa fi mbëri bëri ñu ngi ci làmb ji bëgg nañ bëri ak Tapha Mbeur moo tax ma du Tapha Boy Bambara du diw ñi fi bëgg bëri ak Tapha Mbeur bëri nañ promoteur bu dox ñëw jubóog ñoom jubóog man ñu bëre ñu laale man xale laa amul lu may bàyyi ci làmb te man samay waajur man lañ yaakaar. ba nga naroon fee jël avance PAM doy say mbokk yëpp pare nag pour bàyyi la boo jëlee avance boobu noonu. samay mbokk pare wuñ pour bàyyi ma man samay mbokk ñoom ci làmb lañ ma yabal di làmb laay dem pour am fa weccit yóbbul leen. kon moo tax ma ne la lan moo tax combat boobu taxaw ñu ne taxaw na 2 jours ñu ne combat bi taxaw matul sax 2 jours ñu ne combat bi yàqu na. non combat bi taxawagul woon. parce que tamit Sambay am na lu ñu si jotoon wax. non làmb jooju taxawagul woon. te dégg naa yaa ne nañ ma ko jox.
man maa taxaw ne nañ ma ko jox xam nga tamit làmb mbër du yow kese yaay demee saat moo tax man la sànq dama nekk ci ay loxo. buñ ne maa demal bëre ma dem bëre buñ ne maa du bëre. xam nga moo tax xam nga des fois ne dafa mbër ñii lay bëreel mais tamit nag kenn du joxe bopp roo ci làmmiñ. moo tax it làmb tamit dafa compliqué des fois gars yi dañuy classe mais duñ xam li ci ginnaaw. tere dem Espagne ci 100% parcelle. non mais xam nga rek parcelles yëpp mënuñu dem Espagne te mbër yi dañoo bari nañ jël ñi nga xamante ni ñooy l'essentiel yi parce que ñun dañoo may kilifa. man maay caatu parcelle maa gën a doon mbër mu ndaw biir parcelle kon mun nañ jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy bopp yi ñu ànd ak ñoom dem Espagne bu ñu ñëwee parcelle fii fekk ñu fi ñun ñu mottali ñu sàppali. yéen a war a mottali kon Modou Lo instant ñun ñooy sàppali bu ñëwee fii ñun ñooy sàppali. mais Balla mi leen daanoon ba léegi neen da leen daanaat moo leen mën. non Balla Gaye yàlla baax na en tout cas Modou mi ngi liggéey te bëgg na làmb ji loolu sax. Balla tamit mu ngi liggéey ndax moo ngi INSEPS. waaw mi ngi INSEPS moo tax ma ne la xam nga da nga ne bi Balla mi leen daanoon ma ne ko Modou mi ngi liggéey te bëgg na làmb ji te parcelle yëpp a ngi ci ginnaawam moom tamit xam na niveau làmb ji parce que nee na gars yi combat am la. combat am la Modou te combat waa parcelle yëpp la. mu ni combat bi diisul yow mbër nga combat Balla Gaye Modou Lo diisul. 10. adversaire bu Balla diisul. kii waaye yow gis nga fi Modou mujjee jógee xam nga Balla bi muy xam nga da nga ne Balla ma woon ak léegi bokkul. déet man waxuma bokkul de dama ne. waxuma loolu bul ma dugal dama ne. avance Balla diis na wala diisul. mbër mi ko wax xam nga moom moo doon war a dugg ci géew bi mbër mi ne diisul xam na fi mu ko teg xam na li muy liggéey xam na li muy indi estat moo tax mu ne diisul. man li ma gis mooy incha allahu rabi ñu ñëw suuru combat bi taxaw Modou Lo jàpp ko duma ko daan ko incha allah ñu ñuy parcelle man loolu laa gis quoi. Balla mu mbër mas na koo duma. Modou Lo lay bëreel de da nga ko fàtte. xam nga chaque jour ñu ne tollul ni mbër yi. bëri na ak Gris de. kan Balla. mais nu Modou def ak Gris. bëri na ak Saalum de. te ñooñu dañuy xeex. yàlla baax na ba jour si incha allah Modou Lo moom xam na fi ko combat bi toll ñun parcelles yëpp xam nañ fi ñu làmb ji toll. parce que mun nañ ni bii mooy suñu combat royal ñun waa parcelle. loolu lañ ci nar a duggee yéen mbëri nekk parcelle. gunge ko soutenir ko à 100% ñaanal ko yàlla may ko ndam loolu rek lañ ciy saaku te loolu lañ ciy yóbbu bu soobee yàlla. Balla moo ko ëpp doole. sampi lépp Modou Lo moo ko ëpp bu soobee yàlla suñu borom. te yàlla na ko yàlla kàttanal ba bis boobu ñëw wan ko. Modou Lo ëpp doole. lay la. waxal waaw rek wala nga wax déedéet. yàlla na yàlla may Modou Lo ndam jour combat bi. xàmmeetuma la de Tafa. xàmmee ma man la de xanaa dama gën a am teint xam naa dama gën a leer. nekkee da ngay daw deuxième leer nga mais da ngay daw deuxième. li ma mën a wax mooy xam nga tamit sport la sport ku ne da ngay indi li nga am ñun Modou li muy waajal lañ xamuñu Balla li muy indi bu ñëwee stade ñun wóoru nañ suñu mbër. moo tax ma ne la su bis baa ñu ngi ñaanal Modou Lo yàlla may ko ndam ci kaw Balla Gaye 2. am na beneen affaire boo xamante ne nar naa am ci jour boobu muy pay per view amoon ci Balla Gaye ak Gris Bordeaux seetaan fay système boobu noonu noo ko gisee. système boobu xëy na promoteur bi loolu la gis parce que xëy na ki ko defoon dañoo gis mu gañe si moo tax ñoom ñu bëgg ko def mais bu dee luy yokk làmb la dañ koy encouragé mais bu dee ñun moom lépp luy yokk làmb rek dañ koy encouragé wax dëgg yàlla. parce que nee nañ mën naa dem ba andil mbër muy fayeeku 200 millions wala 300 millions. waaw wax te yow tamit 300 millions yi da nga cee war a laal. waaw wala 500 millions yi 1 milliard yi parce que ñun ci làmb lañ yaakaar wax naa ko sànq si début bi muy samay morom muy sama mbër yi nga xam ne ñoom laa tollool ci niveau làmb ku ci ne li nga yóbbul say waajur ngay xool kon nañ rafetal affaire yi rek waaw xam nga mooy loolu mu nice. Tapha Mbeur looy tàggatoo mais damaa bëgg nga toppandool ma Modou Lo sax balaa dara damaa bëgg nga toppandool ma Modou Lo noonu muy waxee di def ni loosam bi. waaw loolu ñun mën nañ ko parce que ñun. face à face Balla Gaye Modou Lo instant bi ñoo jaa def face à face yow ay Modou Lo. waaw xam nga dañuy sant yàlla bu baax isam la di gërëm waa parcelle yëpp di wax xam nga gars yi ñu waaj combat bi bu baax isam la parce que làmb ji diisul di wax waa parcelle yëpp combat bi diisul bu ko kenn yanu di wax parcelle 1 ba 26 ñu ñëw teew xam nga ñaanal seen doom seen rakk isam la yàlla may ko ndam ci kaw Balla Gaye 2 incha allahu. léegi lay tàggatoo. waaw li mooy tàggatoo mooy xam nga di sant waa parcelle rek parce que ñun tey lu ñu am parcelle la di sant waa parcelle bu baax 1 ba 26 dina wax ñu ñaanal seen doom nag xam nga ñun ci làmb lañ yaakaar ñu wax ñu ñaanal ñu bu baax di sant sama course grand aada di sant sama waa écurie ñoom ñoo may jàppale ñoom lay àndal contact di sant boo yi may àndal yëpp léeti Tafa Fay xam nga ñoom miñaan bàyyiwuma kenn
ñoom Pape Thiam Mikaël Dabaax Ameth Sow bàyyiwuma kenn di gërëm waa Parcelles gërëm waa Grand Médine waa Cambérène képp kuy bëggee Tapha Mbeur rek maa ngi lay sant bu baax di wax gars yi nag di gërëm Fallou Ndiaye bu baax parce que man daf may teewal daf may dooleel promoteur la di wax xam nga gars yi ñu jàppale ko gis nañ Aziz Ndiaye mi ngi koy dooleel mais sponsor yi nañ ñëw jàppale Fallou Ndiaye parce que saison bu ne gis nañ li muy def ci làmb gars yi dooleel ko pousse ko Jamaïcain mi ngi ñëw en force na ko gars yi ñaanal xam nga ñëw dooleel ko di woo gars yëpp Tapha Mbeur nag mi ngi ñëwaat ci beneen facette. Tapha Mbeur lu muy wax Tapha Boy Bambara ñaari Tapha ngi. non mi ngi ñëwaat ci beneen facette point. léegi ñu ànd ak Jamaïcain rek Tapha Mohamed may ma tuus Tapha Mbeur su nekk am nga ko su nekk amoo ko nag nga may ma beneen combat am ndax foog naa daaw bëri na 2 combats après ñu toog ak Jamaïcain laaj ko ci Iba Mar. Ndiam maa ngi lay ziar. Lamine maa ngi lay fay. seetaan nga li Sa Thiès wax seetaan nga li Gris Bordeaux wax seetaan nga li Tapha Guèye wax problème Iba Mar yow ci laa lay laaj gars yi nee nañ dootu leen fa tëgg te yow promoteur Iba Mar nga. waaw comme ni nga ko waxee rek Lamine avant tout maa ngi lay ziar di ziar ñi suivre yëpp ci luttetv.com di nuyu fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi fi nga commencé foofu laay daanelee ngay Sa Thiès mi nga tudd ne wax na ci su ci waxee daf ci war a wax comme li may wax rek ñun dañu am ñu ñu jiite. promoteur yëpp jël Pape Abdou Fall tànn ko def ko muy président promoteur yi xaj na loolu mu ngi ciy négocier ak ministre bi ñu ngi ciy wax xaw ma fan la ñuy mujjee waaye am nañ droit joxe suñu xalaat comme ni ko ñëpp di joxee rek Iba Mar dafa bokk ci làmb Lamine bu ñu toogee ne Iba Mar làmb dootu fa am décision boobu moom balaa ñu ko génnee war nañ ko xoolaat gaw ma ne sax dinañ ko génnee waaye bu fekkee mu ngi seen xel yi nañ ko jàngat xoolaat ci bu baax a baax a baax. mu mel ni waa handball sax ñoom tamit nee nañ sawaruñ pour ngeen organiser ay combat. waaw waa handball moom bu ñu waxee ci loolu war nañ ci xalaat ndax tey làmb nag waa làmb dama suma juumul dañ dul xalaat wala ñoom dañ dul waxal seen bopp stade bu ñu am sañ-sañ fii ci réew mi di ko defar te taxawuñ état wala taxawuñ ministre bi làmb fay am stade bu làmb dul am buñ ko naree defar balaa ñu ko defar réew mi yëpp dinañ ko yëg ndax làmb tamit stade bu muy am rek am na lu mu fay bàyyi tey damay dégg sax ñuy naw naan am kii Iba Mar boo gisee ni ñu ko defaraatee ñaata million lañ ci def làmb ñaata million la fa dugal est-ce que waa làmb ñu ngi bàyyi xel ci loolu. mais yéen tamit am ngeen kuréel boobu noonu ñi ci ëpp Iba Mar lañ doon tëggee te dégguñu kenn wax ci mel ni arène bi moo leen gën a neex. waaw nit doo ko jiital ba pare di ko fakkatal comme li may wax dañu ciy laaj ñu ciy joxe suñu xalaat Pape Abdou Fall mooy président promoteur yi mu ngi ci di ko dox ak ministre bi bu ñu demee nag ba mu dox ci ba ñu xool ñoom kenn ku ci nekk tamit di nga génn wax sa xalaat ndax tamit réewu démocratie lañ nekk ku ci nekk am nga droit ne man lii nii may dégg wala fi ñu war a jëm neexuma buñ ci dem ñun nag comme li ma waxoon rek waxoon naa ko ci benn vidéo stade bu ñu wax ne fa la ñuy tëggee dinañ fa tëggee lu ñu borom bi cëral ñu jël xam ne loolu mooy suñu wàll. waaye du pour ñun tey bu ñu tëggoon arène nationale ba lu ñu am dañu xam ne loolu la ñu yàlla jagle waaye dafa am bëri yoo xam ne Iba Mar lañ war a lukkee ko làmb bi muy làmb ba tey champion boo fi mën a gis si àdduna dafa jaar Iba Mar bëree fa ba génn mën a dem si stade bu mag kon mënuñu xëy rek jël mbëri naan dañu war a dem bëree ji si arène nationale
comme ni may wax lamb yi am ci réew mi yëpp xajuñu benn stade tey boo ne arène nationale ba rek la ñuy bëree bëre door am arène nationale bëre simple di nga tegaat 5 millions foo koy bëree ci réew mi 5 millions amoo foo ko teg te da nga doon dem Demba Diop am ko teg 5 millions ay mbër dem daan foofu seen doole di am lu ñuy jël yóbbu seen kër stade yi nekk ci réew mi yëpp lamb dafa war a am mbër yi bëree si réew mi la ñu dëkk ay doomu réew mi lañ àdduna bi foo dem sport yëpp ñooy bokk stade yi nañ ñu teg ay cahier de charge ñu ne nañ respecté stade yi comme ni ko gars yi defee at yi yëpp gis nga gars yi Iba Mar dañ fay tëggee dañ fay lay wal base organiser fa lañ fay bëgg organiser àdduna bi yëpp di ko gis. amitié bëri nañ fa ren yàquñu fa dara Demba Diop yàgg nañ fa bëri bu ñu tegee nen lii lañu war bëgg promoteur yi doxalee ak mbëri nañ ko def. du mën a ñàkk promoteur moo doon wax promoteur Iba Mar la nag moo tax xam naa instant bi xolam neexul mais mu koy bàyyi rek mu tàggatoo jëm. Lamine fi nga daane ñun foofu laay commencé bàyyil di wax promoteur Iba Mar la xolam neexul. man même bu ma nekkee promoteur Iba Mar la du ma ko bañ. yaa ngi dégg borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol ba grossiste la may fekk yaakaar naa ni ma déparé bu ma ñi ñaanalee dinaa dem fi gars yi dem. te ren awma lu may tiit ndax ku tëgg laay Pythagore ñàkk jariñu Brise de Mer numéro 2 Saal Bawal wulli Big Pato stade boo ko yóbbu mu fees. du yóotu dafa mbër dafa boy ba. waaw ba tey stade boo ko yóbbu day fees kon nekkuma di wax pour sama intérêt damay wax ci xalaat di joxe sama xalaat ci làmb am droit participer ci côté mun naa waxal fans club mun naa wax ci turu amateur mun naa wax ci turu promoteur côté boobu laay waxee moo tax waaye du pay problème mu stade Lamine côté boobu bul ci wax sax. avant tout dañuy nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziar ñu ñuy suivre ci luttetv.com yëpp rawatina fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi ñoo ñuy suivre di ñu safoo di ñu ndamoo chaque jour xam nga Dio de Sock Lamine ak Jamaïcain moom gars yi àdduna bi ñoo koy laaj. kon dama lay ziar tamit di la nuyu di la wax ne nag tey doom day da ngaa sañ sa trop. xam nga ki ma sañ seen laay bu def borom marché Sandaga. foofu nga demoon. foofu laa demoon. non moo mën ñëpp. moo mën ñëpp. kooku réew mi amu fi morom Lamine. te moom nag du jaay détail en gros lay jaay ku bëgg numéro am joxal ma numéro laay. waaw numéro bi moom maa la koy joxeel ndax tey yow sama doomu nday nga. loolu dafa leer. waaw numéro bi de Lamine 77 la. 525 65 53. waaw loolu mooy numéro wala boog nga woo ko 77 565 14 67. loolu mooy numéro laay xam nga laay yow tamit. non laay bu def doomu nday sam production la moom yu baax lay indi ci réew mi Lamine. moom du jaay ay yëre yu pënd ko. non yëre original lay jaay Lamine lii koo xool xam ne du caaxaan du ay caaxaan man dama bëgg ngay def yu baax ndax yow àdduna bi ñoo lay seetaan da nga bokk jeunes yu. du mën a ñàkk Lutte TV ak Lamine rek. yaa ma gën a xam. du mën a ñàkk Mohamed mooy nuyu nag xale bi nga xamante ni mooy tere léegi ngay xëy samedi ak dimanche Sofia xale bu yabaate bi waaye duma fàtte Paco Sob borom Parcelles ak Pikine doomu ndey Jamaïcain bi yéen a bokk Parcelles. yow Paco dégg Mohamed tey laay da koo solal. waaw laay day solal bay solal techniciens yi ci kër gi kooku amul morom laay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm dee ci boole mbëri nag. laay moo solal waa Lutte TV yëpp daa bëgg nga solal ko. mu ngi nii moo ñëw si émission bi. laay moo solal tey waa Lutte TV yëpp du ma fàtte Paco Sob borom Pikine ak Parcelles du ma fàtte Zil Badiane ak Ale comme ni ma koy waxee rek waaye kenn du fàtte Tuuti Yaay Sarr ak suñu papa Kotsi Jabong. comme ni nga koy waxee suñu papa Kotsi Jabong. Tuuti Yaay Sarr ak suñu papa Kotsi Jabong ñu leen ziar Lamine di ñëw ci réew mi di nuyu père ba ak njabootam di dem ba Gambie di nuyu waa Gaarasu Moussa Fall ñoom chaque jour ñu ngi ñuy déglu ñoom Samba ak ñoom Khadim. fans club Lutte TV fans club Lutte TV bi yëpp fépp waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar di nuyu ñoom Abdou Darame Aliou Ly doomu nday booy Bawol Cincinnati ñu ngi leen ziar bu baax a baax xarit Tafa Mbër la moom. du ma fàtte ki nga xamante ne mooy Abdou bu xarañ mu nga siin nee naa la ca siin waaye mën na ko niyaaw di leen jox rendez-vous samedi incha allah ci beneen JT. yaa ngi ci biir. mais baa jëloo daal yi. jël ko bonus la de lii. boo jël de du bonus bonus am nga. tey ma dee. ak nga dégg. fii ma tee ko nii ah ok. ay bonus lay war de. fan laa war kii. moo bonus de. bës yaa ngi taxaw di yow tamit. xajul. bës ba may xool damay découragé. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen safoo di leen ndamoo rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe WhatsApp bi di doxal Lutte TV fépp fu waaye mën a nekk ñu ngi lay xaar ngeen bokk ci luy doxal Lutte TV di nuyu waa Gambie yëpp Lamine waa Vice FM chaque jour ñu ngi répandar ñu ngi.
Mam Boy Diawo.